tu es un ingrat Khady mag yow suñu diggante ni mu mel lii nga may faye di génn ak sama baay ba biir yow doo nit sax. jërëjëf yow waaye jàppal ni nag su ma dee baadoo la bu ndaw bi sa baay di bu mag bi su ma dee caga bu ndaw sa baay di bu mag bi moom mi ma xamal lépp lu ma xam ci àdduna te nag bu dee da ngeen a yaakaaru ni da ngeen di yàq sama àdduna ba pare toog nii di dox aisément ndax ngeen seen bopp gis nga li ngeen ma def lu ko triplé dinaa leen ko fay ba mu bëwis leen. li nga def Ali fi nga ko dugal Sénégal gi yépp moom la ñuy joobe yow war na la yow ak Ali ni nga mel ak moom yow Ali Massar bi ngeen nekkee xale ba tey yéenay ànd ami d'enfance ba nekk ay mag war ngaa def lii nga def Ali. yow sa wax ji dafa bëri yow est-ce que tu as compris ça mais yow man damay liggéey je travaille et je fais la différence entre sama relation ak Alimar et ma profession. Alimar dafa def loo xam ne moo ko def moo ko tey comment tu peux expliquer mu moromu doomam ñëw kër gi di fréquenter doomam mu koy xool boobu bët ba lii dal ko ci may wax muy jéem a chantage la famille la di leen jéem a corrompre pour que ñu yàq biir bi dafa joxe ay 1 million. yow de ma woo ko waxtaan ak moom il n'a pas voulu m'écouter. Ali de lu mu def yow yaa ko yées parce que li dal Ali nattu la jomm la yow miy toog. est-ce que su ma daloon ni ngay waxee. dama ni la jomm la. avec tout ce qui est en train de se passer yow war nga ma laaj lu xew ah mais yow Bouba li mu def nga taxaw fii di ma laaj lan moo xew. ok kon finalement Bouba est passé à l'action. mais yaa ko gën a xam. alors tu reviens nag ci Massar le fou Massar l'homme de principe Massar le compliqué. mais ah pour lan. yow lan la léegi loo bëgg. léegi lan nga bëgg Ali je ne t'avais pas averti nga retourner def ma noonu def ma quelqu'un qui raconte des histoires ah mais yow yaa joué à la bassesse moo tax lii lépp dal la nga ëmbal xale seetoo noo ko entouré seetoo noo ko accompagné seetoo noo ko soulagé bëgg retourner di santage di joxe ay 1 million fii yëfi ñàkk fayda yu pour dindi ay biir. ci benn caga moo fi am muy yow sama papa duma ko faral de benn yoon mais yow kenn demul nga des sama papa bu la proposer n'importe quoi boo amoon sa fulla ak sa fayda ak bi ngor gi ngay wax ni moom nga yore boo ko continuer woon amaana lii du am mais sa ñàkk gore di moo la yóbbee lii yëpp. peut-être li tuuti nga si xam coow li day doog a commencé c'est donc te li ci kanam rawuli bët li la si ump nag dafa bëri dangaa jàpp ni fi mu nekk nii toor bi yëpp man la et c'est normal nga teg ma toor bi parce que sa papa li mu def neexul kilifa kenn waaye nag boo demee ba toog ak moom ba wax ko moom dina la expliquer lépp. caga mooy xam moroomu caga yow yaa caga sa bopp sama papa deful la dara soo toogoon fi nga war a toog yam fi nga war a yam lii yëpp du la dal. te natt bu ñëwoon tey ma ànd ceeg yow ba mu jeex waaye duma la weer duma la vilipande Ali li ko dal da nga waroon dem ranger ci côté nga conseil ko mais pas nga koy weer. dama bëgg a jommi ou quoi est-ce que c'est toi ça Dior ak yow la ak kenn changé wu la. changé ah tey nag ngay dégg nag dëgg Diop je suis une femme très soumise waaye c'est pas que parce que je continue de faire pat la damaa ñàkk fayda ñàkk ma fayda de parce que dama yoon wëcc ci say ndigal waaye tey lépp la fa tuuru yow war ngaa def li est-ce que nit nga. ah yow sa liggéey moo la jara nga yàq àddina jàmm. quand tu te donnes le droit dugg sama liggéey. depuis quand. depuis bi nga ko defee depuis bi nga defee lu nga xamante ne waroo koo def yaa ngi dégg sa liggéey la dëgg la kenn werantewul loolu. décidément ce pays là lii moo tax du avancer. avancer ah sa genre sutura sutura mais moo tax nit ñi di def li leen neex et puis xoolal wax ji dafa bëri dama ne la fii sama kër la ni ma koy doxalee maa ngi koy doxalee loolu amul problème. mais ma profession sama liggéey ba léegi may def bu ci sa yoon ne. sama yoon fukk la ci sa wax ji dafa bëri. sama yoon fukk la ci. yow li nga nekk ci dëkk da nga koo xam. lan laa nekk ci dëkk. yow li nga nekk ci dëkk da nga koo xam xaw ma ko réeréer xaw ma ko. de toute façon. dama bëgg nga génn sama liggéey. génn ma ci tey génn ma ci suba maa fekk.
gis nga Bouba il a fait ce qu'il a fait s'il est fautif à 100% yow tu es à 150%. yéen ñaar kiif yéen a yem parce que sa moroomu doom bi nga jël xale bu tuuti une gamine de 21 ans écoute-moi yow yaa ma woo yaa ma soxla tu vas m'écouter ou bien je me casse yaa ngi dégg ba li ma la wax tu vas m'écouter ah waxal waaw xale boobu tey ji boo ko xoolee woon comme sa bëtu doom Myriam ce qui est arrivé du am mais yow nan ngay mën a xoolee une petite fille comme ça mu ñëw sa kër nga am sa air de protectrice là ah de papa de papa pour comme ça ci seen biir fekk yow yaa ngi dugal sa affaire caay-caay affaire ñàkk fayda ba li ci am ci ma ñëw nag di la avertir ngeen naan dama compliqué j'ai des principes fu ma dem nii lay def voilà le résultat léegi looy wax léegi qu'est-ce qu'il y a lan nga bëgg ma def. Massar non Massar finalement yow yaag ñëpp yem quoi. waa te li la ci dugal xam nga lan la lu dul xaalis kese. xaalis bien sûr parce que baadoo la nga yow liñ lay jox doyu la ngay jéem a sàkkatu di wuti leneen. man sama yaay damaa yar. sa yaay bu la yoroon nga yem. sama yaay damaa yar te kenn xamee wu ma ci baadoo la gis nga ñun ñàkk taxul ñu ñàkki li ñu am ñoo ngi ciy sutura la gis nga ba nga may yóbbu seen kër di ma présenté seen waa kër saxaluma la lépp saxaluma la suukar ñëw ma fa pour cogg la ñëw ma fa pour dara la def fa leen loo xamante ne waruma ko faa def yaa ngi may dégg yaa ma fa yóbbu présenté ma leen sa baay di wut lu mu raasaatoog lu mu roosooto ba jur ci doom waaye man defuma ko waxuma ko. su ma la yóbbee suñu kër c'est parce que dama la jàppee comme sama bopp xalaatoo ma woon ni yow nii nga mel bay jéem a lijjanti di ànd ak sama baay def na faute de mais yow aussi kenn demul nga des ba mu defee ba mu ñëwee proposé la yenn proposition waroon ngaa mën a bañ jàpp sa ngor comme ni nga koy waxee nga ne da nga am ngor sa ngor boobu mënoon nga koo sàmm mais defoo ko. da ngay laaj sa baay lu tax sama baay. sama baay amul lu may wax ak moom parce que yow laa am. lu may wax yow xamal la man maa amul lu may wax. pare yow si yow de da nga may déglu waxal da nga may déglu yow waxatuñu loolu nga jël dem di yóbbu ci internet pour weer sa bopp pour yàq ñu ñun. ok xadi tuuti nga si pour yàq. loolu nga yaakaar sa bopp nga yàq de mais ñun doo ñu mës a yàq. xaaral lii ñëw. yow lii ñëw au contraire yow laay wax xaaral lii ñëw. ah bon mais Massar man ak yow ak Bouba ni ñu mel ma yaakaar ni Bouba su defee lii su ma dikkee ci yow au moins dinaa fi am réconfort mais comme li ma wax ñëpp man j'ai pas besoin actuellement de seen affaire yedd yi ay détails yi moi j'ai besoin d'aide et de solutions ma yaakaaroon ni au moins si yow sax yaa ciy tane tu me reviens avec ce même discours mais yéen lan mooy seen problème man waruma am problème ñëw ci yow regarde ce qui est arrivé j'ai fauté et je l'ai assumé mais soxlawuma ci yow ay xeetu wax yi nga may wax nii en ce moment ça ne m'intéresse pas Bouba nag dinaa ko rey je vais le tuer te su ma la ko waxee nga war ko gëm lu leer laa lay wax. c'est ton problème yaag Bouba. rey ko mu dee dem cimetière yow tu vas en prison gis nga problème bi man j'ai alerté quand il fallait tu ne m'as pas cru léegi nag ce que j'ai à te dire moom mooy ce problème là yaag Bouba yaag ta famille régler ko toi tout seul ne me mêle plus de ces choses là que ça soit la dernière fois que nga may woo di ma wax de ce problème là. nan nga ko gisee. c'est comme ça. et cette discussion man ak yow ci loolu c'est terminé Ali. ah bon kon yow te yow aussi noonu la waaw baax na naa la xamal benn affaire gis nga Bouba dinaa ko rey te yow moom c'est fini man ak yow. Ça fait quand même du bien d'être clair. En fait, j'ai choisi ce lieu pour ñu daje fi parce que l'endroit est calme. xam nga sama jabar donc ni mel ci dëkk bi dafa siw. surtout loolu. man commencé nañ maa xam. donc mënuñoo dem fu ne. mais loolu benn la woon ci li ñu fi dajale tey dama bëggul ñu waxtaan ci li xew démb. bi ma ñëwee sa kër am na lu ma la jot a wax xam nga dama la boole ci sama bopp. loolu moom kenn waxatu ko. yow sama bébé nga sama moitié nga sama lépp nga. loolu moom am na.
kon war naa mën di la wax quoi sama bàmmeelu biir mais li ñu jotee waxtaanee démb su ma sañoon moo des sama diggante man ak yow. tu sais sama jabar quand elle était plus jeune elle était un peu turbulente quoi su ma mënee employer ce mot turbulente lay wax. Tu sais, une fois, elle avait fugué. Elle avait complètement disparu. On est resté des mois et des mois. Kenn xamul fan la nekk wootewul bindul yónneewul gisuñu ko di ko wër. Police dem nañ fa. On est parti sur les mairies. On a vu les chefs de quartier, les chefs de village. Fu ñu xalaat ne war na fa mën a dem. On est parti là-bas. Kenn mënu ko teg bët. Comme par magie, un jour rek mu ñëw. Mais elle est venue avec... Je préfère ne pas parler de cette histoire. S'il te plaît, toi aussi. Je sens un peu trahir un secret quoi. Trahir entre toi et moi. D'accord. bi mu ñëwee dafa ñëw ak ëmb. Ouais. dafa ñëw biir. biñ ko laajee au début nangul wax. sa famille waxu leen mais man comme amoon nañ ay relations jege na ma. quand je lui ai demandé l'histoire qu'elle nous a raconté que dafa demoon wuti ay ñaan ci benn sëriñ. Sëriñ. Ouais. moment boobu yéen ñaar da ngeen doon sëy wala da ngeen amoon relation noonu. non boobu sëyagul mais on était ensemble. D'accord. mais paraît-il que sëriñ boobu moo ko ëmbal parce que paraît-il dafa dem. moi je pas compris. dafa demoon di wut ay ñaan ci sëriñ bi moo ko ëmbal. waaw loolu la raconté que sëriñ bi da ko dafa détourné xelam daal affaire yi sëriñ ji def rek léegi les soi-disant marabout ci ay nuyu bi mu ko nuyoo nee na daal peut-être àndatul ak sagoom nekk ak sëñ bi depuis pendant tout ce temps ñu koy wër moo ko sëñ bi ñoo ne bi mu ñëw ëmb daal la àndaale donc c'est ce qu'elle m'a dit moi personnellement c'est son histoire nga xam nga rek léegi moom nit ku nekk am boo waxee am na lu des partie lañ ci joué aussi waxuloo ko loolu bokk na ci li gën a tax ma bëgg laa def soxna yow j'aurais vraiment aimé que ça reste entre nous toi et moi bu ko wax xarit bu ko wax àndandoo bu ko wax connaissance parce que xarit boobu am na xarit. c'est vrai. loolu daal la bëgg nga defal ma ko. gis nga mon amour. oui. pour loolu ne vous inquiétez même pas yow man ak yow benn lañ duñu ñaar dëgg la am du dëgg. dëgg la ba ñuy waxtaan démb man ak yow la ak yàlla. kon man ak yow ak yàlla lay doon loolu bu la ci dara jaaxal. tu me promets. bien sûr. sama xel dal na. mais ñaanal sa jeu bi. c'est vrai yaa may gaañ. mooy naan bisaab sa yow lay tàkkamti ko. dégg ko mu may baal. ah ma fille tu es là dama xawoon jàpp moo tax ma wax que ñu la salle d'attente ma nga xam ma ñëw ça va qu'est-ce qu'il y avait. ni nga def noo ko mënee suñu fii bi nga détruire ak sama fii papa. sa vie ma détruire ko ak sa vie papa xam naa li la indi mais la conversation là bi nga ñëw di waxtaan ak man sa papa nga ko waroon a waxal ndax en fait c'est lui qui a fait pas moi man je n'ai fait que mon travail c'est vrai que nag sama xarit la mais boo laajoon sa papa dana la tonton Bouba du mélanger amitié ak profession et c'est juste ça. sama papa il est fautif de duma ko blâmer dara ci li mu wax mais yow aussi dangaa yokk xar mi karaw mënoon na def nga nëbbal ko nga suturaal ko même boo ko deful ngir moom nga def ko ñun ñii di ay njabootam xam nga lan nga yàq famille nga détruire yàq viwu jàmbur
Xadi mi ñëw si yow di divulguer ay vivant xamul sax li mu def yow nga encouragé ko ci foogoon naa ne sama papa bu amee problème yow yaa koy jàppale. Sën voilà. ça va. ça va noo def. bien merci. ça va. xaar naa la ba sonn. ba jam. information bi xam naa fan la jóge mais information bi. ki ko dugal ci internet bi xam naa ko. du kenn ku dul buuba. buuba moo jël information bi dugal ko ci portail internet am. waaye gis nga buuba naa la xamal benn affaire buuba dinaa ko jaay sama bakkan. gis nga su amul njëg bi sax. dinaa ko lebal. te dina xam man maay kan. te dinaa ko def loo xam ni. d'accord ma ak yow. li àndal ak dal. xamagu ko sax àndal ak dal. àndal ak dal Ali. ban dal nga may wax nii. gis nga man lépp xamoon naa ko waaye ca commencement ba ma la wooyee di wax ak yow nga toroxal ma lii tey ji laa la doon bañal. Sën. waaye nag. Sën du ay question toroxal. te instant bi nii yedd yërëma ko gën. et en ce moment précis lii am na ba pare. j'ai besoin de vous que muy yow muy que la famille ngeen tourner autour de moi ngeen jàppale ma. et s'il est vrai que même le linge sale se lave en famille c'est le moment que ngeen prouver ma ko lii moom am na ba pare. c'est vrai que li nga wax am na c'est-à-dire c'est l'amitié qui me lie à ton père muy ànd boo xam ne sax jiitu na yow si juddu mais ce que je veux te dire pour nga comprendre ko mooy bi affaire bi amee ba def li muy def ma woo ko fii sama biir mais yedd ko wax ko li mu war a def mu lànk ak la ko newee man ak sa papa waxtaan nañu daa moom bidoo mu wedd ba tëdd ci suuf dafa d'ailleurs sax dafa ma ko doon nëbb avant bi ma ko waxee mu wax ko ci conseiller ko ci li mu war a def il a refusé ma insisté mu bañ man nag je fais la part des choses l'amitié c'est l'amitié doxal naa ko ak diggante nanguwul li ci des c'est ma profession je l'ai fait et je l'assume et c'est pas toi qui va venir Myriam sama doom rek nga bëgg ma ñëw jàngal ma li may def. Ali àndal ak dal gis nga lii am na ba pare fët kii ngay def ak tëb ak dal ak buuba dinaa ko def léegi yokk ci xar mi karaw la rek yokkal sa bopp coono ak ay problème dong la lii am na ba pare àndal ak dal ñu régler ko ci biir famille bi lépp ñu ni nee na waaye nag waroon ngaa seexlu xale bii te xam ne sa morom bi doomam bët bi ngay xool Myriam bokk ko xooloon tey jii doo agsi fii dangaa topp sa nafsu sa bakkan nga topp ba agsi fii moo la yóbbee lii la dal tey jii. Sën une fois de plus xanaa déggoo li ma la wax mais Sën xanaa déggoo li ma la wax mais instant bi yedd yërëma ko gën ngeen topp ma kii wax gauche wax droite mais xoolal li am na ba pare et j'en suis très conscient. kon baax na. xam nga li ma la wax. kon baax na. je n'ai besoin d'autre chose que de votre aide su ngeen ma mënee jàppale ngeen jàppale ma su ngeen ko mënul ngeen bàyyi ma régler sama bopp sama problème. xam nga yow seetoo diggante seetoo famille ak famille seetoo amitié ak amitié xam nga lan ngay seet pouvoir. mais yow nag dafa war a. ngandalu daraja loolu. mais kan ngay waxal man affaire daraja du àdduna pouvoir du àjjana pour yow da nga foog ne asamaan bi bu doon wàcc nga téye ko sama ndax nga sa bopp te naa la xamal benn affaire li ngay def doomu jàmbur yi jàppal ni dina këpp waat sa kaw ndax am nga doom. man sama doom def loolu mais de toute façon li ma bëgg a xamal mooy cette discussion là elle est terminée parce que yow xale bu ndaw nga dégage dina sama bureau dootuma waxtaan yow par rapport à ça allez. dinaa génn de mais dinaa la wax dëgg jàppal ne li nga def alal moo tax nga def. yow xale nga ko mën a ne leçon de morale dama bëgg nga génn ci biti te fu ñu waat. benn affaire rek moo am. gis nga buuba li ma la wax rek dinaa ko jaay sama bakkan. déet su ko mënee jënd mu jënd ko. su ko mënul jënd ma lebal ko ko. te buuba li ma ko nar a def. soo ko defee gën a yàqu di. ay li nga ko nar a def ak loo ko nar a def gis nga lii nga nekk fi mu ne loo ci yokk rek yokk ci xar mi karaw la àndal ak dal gis nga dal gii lum la mënul a may leneen du la ko may. régleel nee naa la li lépp na nga ànd ak dal dinañ ko régler ci biir famille bi ba lépp rek suuf sooba yàlla. en tout cas buuba
il verra avec moi. Myriam fan nga jëm nii yéen depuis 2 jours yéen a ngi may daw ci kër gi. gis naa la démb man maa la faalal. Myriam modère ton langage tu t'adresses à ton père sa baay ngay waxal man sa yaay fan la dem. sama yaay moo ngi hôpital heureusement ba teewul ndax li ko dal ku mu dal ku ne nga dee. Bon hôpital la nekk. Ah, tu m'écoutes pas, doo ma faale. Myriam, tu t'adresses à ton père. Sa baay ngay waxal. Malgré que lépp loo xamante ni bi jot na am tamit je reste ton père sa baay la. Tu me dois respect et considération. Dégg nga bu baax li ma la wax. waa Dior man de Bouba laa soxla woon. Mbañ ne Bouba ngi noonu di génn. waroon naa ko fee fekk waaye ndax Dior lii ñu ngurumee ci dëkk bi àddinaa ngi toj am Bouba indi alimal ci dëkk bi mel ni tulleeg màlle Dior Bouba lii mu def alimal la ni àddinaa ko war a jaral ci kaw suuf ah tey alimal daa waroon a tas àddina def lu ne weng Bouba Diop teg ci tànkam reyante ba coow di jib fenn waaye waru woon a jiitali yàq alimal def na lu ñaaw ku ne xam na ne ali lim def tas na dëkk waaye nag bu ko Bouba suturaalul kan moo ko war a suturaal tey Ali daa waroon a def lu ne weng Bouba jël teg ci tànkam reyante ba du jëm kaw waaye waruloon a jiite tey jii lii mu def ñaaw na ñoom ñaar ñii kenn ku ci ne yaa ñaanali woon sa morom jabar kon tey jii lii ñaaw na mu di ko def lii lu ko waral milliards yi àddina waru ko jaral. ah dangaa fekk ma xuloog moom ba ma ni saay moo ko waral mu waaxu ay tànk yu dëgër génn desee lu ma ko dara. gis nga quant à l'histoire de Khady Thiam lii am na te il faudra que nga déglu ma ak xel ma mën la expliquer muy yow muy sa yaay gis nga amuma keneen ku dul yéen te yow sax Myriam man j'ai toujours été là pour toi j'ai été toujours là pour ta mère mosu leen manqué 1 gramme de sel ci kër gi lépp lu ngeen bëgg maa ngi ci j'ai fauté hein j'ai commis une bêtise d'accord mais là j'ai besoin de votre présence de votre écoute de votre compréhension dans une situation pareille c'est pas le moment de m'abandonner surtout yow war nga ma déglu ñu toog ma wax la lépp tout ce qui s'est passé parce que mooy sa devoir actuellement dégg nga li ma la wax. xam nga ni Diop du xale magum jëmm la xam nga xale sax mooy def erreur nga rectifier ko mais magum jëm bu toll ni Bouba kenn réeréewul mbir ni moom ak Alima rek Massa plus de 23 ans ñu ngi ànd ba ñu takk ma andi ma ci biir kër gi réeréewu ma dara mbir ba tax na lii mu def Ali man mii di soxnaam ànduma ci tey ànduma ci suba deseenu ma ko dara nag deseenu ma ko dara Bouba dama xamul man ba xam nit la may wax muy wax ma dugg naan ay kër fii su ma fi toogee njabootu ma fi bàyyi. kër mooy la moo toogee ci kër gi di ko sëyal di ko muñal ba tey ndax man dew ma dikku ma. wallaay demu ma dikku ma fii laa toog ku ñëw fekk ma fu kuy dem bàyyi ma fi. loolu kay ku ne xam Bouba nag dama xam man xaw ma fu ma toppee man sëy bii daal laa xam ni man sëy bi moom buggatuma ci dara waaw naa ci génn ak jàmm ak salaam. loolu ëpp naa wax tegal ma jooju wax ci suuf Dior àddina du noonu. loolu la teey ak tal mooy fët du la ko may Dior waxi génn ci say moom dama bëgg nga teg ko ci suuf bu konk mu génn ci sa gémmiñ. amatoo lenn loo ñuy wax considération danga koo ñàkk si ñun ndax instant bi weer nga ñu si dëkk bi mënatuñoo dem fenn
su ma demee sax université dañ may xoolee n'importe comment ndax yow Khady Thiam waroon na la mën a araam man ni ma la araamee te Khady Thiam sa doom la maa ngi moom benn lañ. Myriam, l'histoire avec Khady Thiam a été la plus grande surprise Tu l'as voulu. de ma vie. Te Myriam, yow war nga ma soutenir. Certes, j'ai fauté. Mais soxla naa la trop ci moment bi. Li xew ci dëkk bi ak li ñuy wax yépp. Gis nga, nous allons régler ce problème. Dinañ dem très loin. Oublier cette histoire. Mais loolu mënul am tant que nekk une famille. Man awma lu may comprendre. Je suis fatiguée et je ne veux rien comprendre. Dama sonn xam nga lan laa soxla reposer wu soxlawuma leen. Myriam déglu ma mais wa lii lépp ci suñu biir la ñu ni neen la kenn raxuñu doom dinañ ko régler ba mu ne kocc ni koroj te ma sàmba du yëg ma demba du yëg ndax ñu ni neen la waaye ay wax yi dama ci génn damay génn ci say beeg say li ko takk tasu ko dara lu neex amu ci bu neexoon doo ci dugg ñu naan la muñal la ma la waxoon àndal ak dal bu soobee yàlla lépp danañ ko régler ci kàttanu yàlla. Mbaye yow xam nga ni la ku est déjà parti ndax li mu def Ali moom xas na tasaareew ci réew mi loolu fan nga koy rattrapé man maa sonn maa tay maa damm ci buuba. déet joor defal ndànk fi mu ne génn ceeg fët fët jéeg daa tax mu régler boo àndoon ak sa teey nag ne tegg ñu régler lépp ci kàttanu yàlla lépp fii lu fi luñ fi mënta régler amul lu ne xew na fi lu ne xew na fi ba ñu ne dootul fayati waaye dañ ko régler ba mu ne kocc gannaaw ndox tuuru na an mbàq ca des nag nañu defaraat ba mu ne kocc rek yàlla baax na àndal ak dal nu régler lépp ci suñu biir famille ba mu ne kocc bu soobee yàlla kenn du ko déggati dafa réer rek seytaane ko këf rek xam nga seytaane moom fu mu xaju rek lay dugg seytaane du ko këf rek waaye bu soobee yàlla bu ñu waxee moom ba xelam dellu si ni lépp dana ci génne incha allah loolu ko muñ la nga muñ rek la ma la waxoon daal moom nekk ci rek incha allah danga ànd ak dal wàcc sa xol bàyyi mer muñal yaay booyam man kat xamewuma la woon lii dal nga mas a def xamewuma la woon lii ah baax na joor ma maa bëgg ñu yegg kër ga man nag ooma toogaay maa ngi ñëw daw maa ngi ñëw dem fa jàmm comme fekkuma fi booba maa ngi dem dafa bari ñëw insha Allah jërëjëf maa ngi dem yaa toog na ay waay Ah, voilà. Tu es content maintenant? Hein? Tu as vu ce que tu as fait? Mais ce Alimar là que j'ai vu, mais il risque de se suicider. Mais yow lii lan moo ko jar? Tu détruis une famille, détruis ton propre ami. Mais man yow jaaxal nga ma. Et alors maintenant lan la? Hein? Massa, tu m'emmerdes. T'as compris? Mon vieux, quel diable! mais booy Khady yow lii noo ko mënee yow lii nan nga ko mënee yow nii noo ko mën a xalaatee di ko def yow tax nga suma kër sama koñ sama secteur jaratuma fa dara ndax yow paa bi bàyyi ma mère bi bàyyi ma mënumaa siggi xool leen aha kon yow lii nga doon nas yow léegi jiñ nga ma sab ëmb fii baaxul nga dem ci paa bi booy Khady lii du yomb sa lii ngay teg nii yóbbu nga teg ko suuf te xam du yomb en plus ñuy jooyloo noppeeguñu nga ne danga koy def ci net bi nii yaakaar nga dig ci génn doo ci génnee noonu ah doo ci génnee noonu de paa bi dinaa dem ba ci moom xamal ko li nga nas lépp la ñuy nocci. xamal moo bëgg nga dimbali ma dégg nga soo mënee léegi ngay def dama leen a faale ma. ah bon loolu nga may wax naa xamal du yomb ah li nga nas yëpp dinañ ko yàq naa dem ba ci vieux bi xamal ko li nga nar lépp caga bi nga doon.